ne sax ci darajay a'uuzu billahi mina seytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahil azim. asalaamaaleykum yéen waa dëkk bi yéen waa Mbawane maa ngi leen di nuyu may jiital ci nuyoo bi imaamu ratib ma ciy toftal ay naayibam ma ciy toftal conseil dëkk bi di ci toftal conseil dëkk bi di ci toftal sunuy kilifa ndax man buntu kër gi am naa fi kilifa yi ma fi am ki ci jiitu mooy Alaaji Samba Anta Dem ñaareel ba di sama jigéen di sama soppe di sama xarit di ko xam ne daf maa jiitalal soxna ba ci sama biirub néeg ne ko toogal fii te boobu ba léegi aw ma ci lu mën a xari muy Adja Tine Ndoye di it koo xam ne kii dama koo séddoo kon nag su ma ñëwee fii ci ëttu Mbawane war naa leen a nuyu kon nag Adja Tine Ndoye xamal ne ceenoo ngi ci jataay bi maa ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne am na fu mu dale waaye amul fu mu yem waaye nag it maa ngi ciy toftalaat suñu ñaari leader yii kenn ki daanaka su ma yeboone sama doom la sama lépp la Ablaye maa ngi leen di nuyu Mbaye ñaa maa ngi leen di nuyu boo xam ne am na dalilu waaye amul yemukaay maa ngi rafetlu it jataay bi Ousmane Ndiaye ku la bàyyi xel la te xam naa ne yow it bàyyi nga ma xel maa ngi leen di sant di leen gërëm di feddali sama kóllëre ak yéen di leen xamal ne it sama tànki tey jii du tànki sax mon ndax sama yaram daa xawoon a sutante waaye li ma indi tey jii du sax kàllaama li ma indi fii tey mooy fësal sama bopp ci ànd bi nu ànd su ngeen ma dee dégg ci biir ngeen di woote te duma teew war naa am bés ma teewal sama bopp ngeen xam ne Baye Ceenoo ngi nii te Baye Ceenoo nag ma xamal leen na ci mbiram ku jafe la cib ànd pour nga jóg cib ànd Baye Ceenoo ànd ak yow lu jafe la kon nag nun ñëpp nañu ko sant yàlla bàkku wu ma nag damu wu ma am na ñu fi jaaroon du ma détaillé ndax détaillé jotagul xam nañu samay jaar-jaar ak ñoom ñi yore régime bi fi mu toll nii xam nañu Baye Ceenoo mooy kan ndax am na ñuy jaar-jaar am naa it lu ma mën a wax lu bëree bari waaye loolu taxu maa jóg tey kon daal li ma leen di xamal mooy yéen xale yi kër Abdou Ndoye di xale yi Mbawane di xale yi Njoxoob di xale yi Jàmmugën di xale yi Kayaar feddali leen seeni ngem ba tàkku leen ba dëgër ndegam man mii di mag ma nekk ci ay juróom-ñaar fukki at yu manqué tuuti man la jaral ma takku ba dëgër nee seen kanam nee seen gannaaw ci wàllu poos ci wàllu dox ci wàllu wax yéen war na leen a jaral lu mu mën a doon mbéjum kaabaab nekk olof Njaay daa lépp ne boroom a koy fajal boppam kon suñu mbéj mii ci commune bi kaay leen ñu bokk fajal ko suñu bopp nekk ci biir commune Kayar soo génnee fii yéen doxkat yi dem ba côté Kaffrine wala côté Kaolack wala côté Ziguinchor boo nee maa ngi dëkk commune de Kayar kër Abdou Ndoye wala Mbawane dañ lay yëkkati ba ca kaw lu waral loolu mooy lépp lu nit jaaxle ci këruk àddina boo ñëwee ci suñu commune bi mu faju te nun mënuñu cee gis suñu bopp loolu lan moo ko waral ñu am politiciens yoo xam ne dañoo ne ci suñu kanam nga xam ne comme ay weñ yuy biiw la rek weñ wuy biiw ci mbedd moom li muy seet rek mooy fu nag dee fu nag dee ñu ñëw bokk ko tong-tong kenn ku ne jël sab saam dugg ci sa biirum néeg
ñu bàyyi ña ca des pourtant li leen fi fol ci ñun ñii la suñuy carte la ak suñu carte jabar ak suñuy carte doom ak suñuy carte goro moom la ñuy boole di ko tiitaroo dara gën te yées nag li ñu wax sànq waxuma la sax sagari yére yi ñuy joxe waaye juróomi junni ñu jox la ko ci burux jënde ko saw carte woowee ñu daas seen paaka jënde ko paaka daas ko ba mu ñëw dina rendi yëg yaa sa doom ak sa baay ak sa jabar ak sa goro ak sa bay laa yow loolu lan moo ko jar ci këru àdduna lank leen loolu génn leen nañu bañ lañu dindi li fi ne indi fi leneen ñii nu fi indi it nañu xam nekk li leen fi indi yéen ñii bàyyi leen xel lan moo leen fi indi da ngeen a ànd ak ay nit ñu fipp ndax man mii dëkk naa fii fanweeri at ak juróom-ñaar man sama dëkk ba ma dëkk di jàmbaalo sama baay ji ma jur kilifa la comme baay Abdou Ndoye kilifa la comme baay Alaji Samba Anta na ngeen ma laaj ñi ma xam da daan atte ma ñëw fii ci kër Abdou Ndoye dëkk fi diiru fanweeri at ak juróom-ñaar yu tegal yoo xam ne ku sant Sow doonu fi dara te nee nañu ci seen kàddu du fi mos a doon dara ba ilaa yow mi diinu lépp lu dugg ci biir commune bi ñaari nit ñetti nit xootoo ko bàyyi la ëpp doole ci kër Abdou Ndoye bàyyi nu it ñun ñi sant Sow ñu paacoo ko delluwaat toogaat bu laajaat dëkk bi jotee laajaat commune bi jotee ñu dajale waat suñuy carte jox leen loolu ak ndof la moo ma tax a fippu bi ma fippoo dama recensé samay bokk ñuy fukki chef de carré ak juróom benn famille Sow ma récupéré ñëpp génne ko ca ñama àndaloon am fulla gu day ni ki dem ba ca Seydou Ndoye ma tuub xamal ko ne sama nijaay Saamaane Sow moo fi ñaareeloon Abdou Ndoye keneen ku fi ñëw fii nga fekk Saamaane moo doon bras droit Abdou Ndoye moom la Abdou Ndoye daan wax daggal fii mu dagg di leen jox tey jii ñu ngi du wekk ay buumi gàcce buumi jaam yoo xam ne nun ñoo ko teg suñu bopp kon nag delsi nañu tuub nañu nu ngi nii ci suñu kërug baay suñu kërug maam suñu kërug nijaay delsi nañu ci seeni loxo bañ moom ku koy wax ku ne doo ko wax Baye Thierno mboolem yéen waa commune bi yëpp ak li génn commune bi liy tund Jandeer xam nañu ne Baye Thierno moom bañkat la lépp lu mu la wax loola ne ci moom lu mu la waxul lu newul ci moom lu ne du ko wax man aw ma jotug loolu ndax du ma jaamu nit pour xaalis du ma jaamu nit ngir dara la may jaamu nit mooy topp yàlla ak ne ci dëgg ak yemale ñëpp dama bëgg ku yemale nit ñi tàllal sa ween ñëpp namp man loolu ci laa ànd wax ji nag mu ngi bëgg a guddi te wéruma dama bëggoon a feeñal sama bopp rek pour ngeen xam ne Thierno ngi ci seen biir loolu rek moo ma indi woon tey salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu lu ci rafet aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim kon mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal te di leen masawu coono maa ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni mooy borom njéggal mu boole ñu jéggal ñun ñëpp suñuy bàkkaar di ñaan suñu borom combat bii ñu engagé ci fit ci fulla ci fayda ci jom ci ngor te am ci yaakaar ju rëy yàlla bu yàlla tas yaakaar may tudd ay quelques tours rek ñenn pour beral leen nuyoo ndax mérité nañ ko may tàmbali d'abord ci suñu yaay ju baax ku ñu bëgg koo xamee ni gaynde la ci commune bi ci gox bi te loolu umpul kenn ñu fekk si ko si dëkkam muy Adja Tine Ndoye
ñu beral ko nuyoo parce que suñu yaay la te ñun ñëpp xam nañ ne ñàgg na liggéeyal commune Kayar kon Adja Tine ñu ngi lay delloo njukkal di la sant di la gërëm ci sa taxawaay yàgg nga koo def ci fulla ak fayda nekk jigéen ju man góor may ñaan jigéen ñi na ñëpp teg seen bët ci jigéen ju mel noonu parce que loolu commune bi soxla na ko te ñàkku fi ginnaaw moom may nuyu suñu grand Thierno Sow ndax moom de bu fekkente ne am nañ tuuti ngor wala am nañ tuuti yar wala tuuti lu ñu xam lépp lu ñuy def war nañ ci fesal jëmmam di ci fesal turam ndax ay atam mayeetu ko ko jotam mayeetu ko ko wér-gu-yaramam mayeetu ko muy mëne ay activité politique kon ni mu ko waxee sànq su ko jaralee li mu ko jaral ba mu jar mu ñëw tey di wane boppam di fésal boppam te tàmbaliwu ko tey te it dalal na suñu xel ci lu baree bari kon war nañu lépp lu ñuy dugg ak fépp fu mu teew ak fu mu teewul ñu di ko tudd ba ñépp xam ni mi ngi ci suñu biir day am solo di baral nuyoo jigéen ñi ndax jigéen lu mu bokkul daanaka réussite sax du ci am kon jigéen ñi ñu ngi leen di jaajëfal mais nañu ma may ma ber ci kenn koo xam ne yaakaar naa ni bi ñu tàmbalee liggéey beeg léegi yàgg na mais ñoo ngi soog a gis mu fekk si ñu ci liggéey bi fesal boppam te ku ne xam na ne ànd ak moom moo gën mu contre la kooku mooy soxna Astou Lo di ko nuyu di ko beral nuyoo di ko jaajëfal ci taxawaayam wax dëgg yàlla ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi dégg nañ lépp yàlla jàmmal ñu yàlla sama borom wéral suñuy cër te bàyyi noog suñu xel ba lii ñu dëgmal kenn ci ñun bañ koo wuute yàlla mën na ko yàlla def maa ngi nuyu aussi sama grand ku baax muy kilifa ci dëkk bi fii ci Mbawaan nekk sama xarit ñu bokkoon di liggéey ba suñu borom dogal tey xëy na ay atam moo ko mayetul muy liggéey boobu muy Moustapha Dem dëkk fii ci Mbawaan nekk suñu xarit suñu am di jàmm di ko jaajëfal bu baax a baax kon am naa yaakaar ni ñi ñu fi mën a tudd bari nañ waaye comme guddi na dañ ci baaxe ay kàddu tuuti rek wax ju du bari ndax tey Mbawaan moo aye Ablaye Gueye moo woote te présentation bi Ablaye def je pense que man mënuma def présentation bu ko gën a leer mais li ñu war a xam mooy aujourd'hui tey Ablaye moo war a affiché wu Ablaye la ñu war a wone c'est Ablaye qui doit être mis en valeur aujourd'hui tey fii si Mbawaan ndax Ablaye xam-xamam mate na ko su ngeen gisee tey ñu formé suñu bureau municipal mu nangu ma jiitu mu topp sama ginnaaw loolu du lu bees ànd bi moo yàgg muy sama rakk jox ma cër mu cërale ma loolu mais du question maa ko gën a xam wala maa ko dàq jàng wala maa ko ëpp xam-xam ci lenn lu mu mën a doon ndax li mu wone fii tey wone na ni moom mat na doon maire ci commune Kayar loolu la wone te ñun loolu la ñu gëm Ablaye bu ko neexoon mënoon naa taxaw jiitu man na ma topp ci ginnaawam wala Salaka jiitu ñun ñaar ñëpp ñu topp ci ginnaawam wala soxna si dem da fàttali ma turam Astou Balla dem mënoon naa jiitu ñu topp ci ginnaawam wala Cheikh Saw jiitu ñu topp ci ginnaawam ndax doon maire du lenn lu dul doon sa surgawu communauté sa surgawu askan amul leneen ku jàpp ne dañ lay fal maire ngay am alal di enrichir ci kaw askan wi wala ngay nguuru ci kaw askan wi loolu ñàkk xam-xam mënta weesu loolu
doon maire mooy nga jaamu soxlas askan wi mooy nga doon seen surga bu ñu la falee maire war ngaa xam ni sant ñu la nga nguuru est-ce que dañu war a fal ñu ñuy nekkal ci mairie bi pour ñuy am alal ñun ñuy gën di ndóol est-ce que dañ leen a war a fal pour ñuy tabax ay kër ñun ñuy des di ndóol di toltolaan wala ñuy loué est-ce que dañ leen a war a fal ñuy tabax ay 4x4 di ñu romb di yéeg seeni 4x4 ak seeni njaboot di ñu romb ñun ñuy yéegi sareet est-ce que dañ leen a war a fal suñuy doomi dëkk ak suñuy njaboot di bàyyi suñu dëkk bu ñu feebaree di wàlliyaan ba béer looloo fi am est-ce que dañ leen a war a fal bu ñu demee ci école yi suñuy doom du ñu am banc yu ñuy toog pour jàng wala est-ce que dañ leen a war a fal pour foo tourner ci dëkk bi di gis mbalit muy taxawaalu loolu laay laaj ma ne maire ku ñu ko fal war ngaa xam ni coono rek lañ la jox moom lañ la laaj da nga war a sonn pour sa askan da nga war a jaamu sa soxlas askan kon loolu du liggéey bi yomb maire du question da nga war a nguuru doon maire neexul bu fekkente ni waxante nañ dëgg loolu la liggéey bi laaj loolu nag jarul mbëkkante jarul saagante jarul xeex jarul xuloo kon li may woo askan wi mooy xeex bi ñuy xeex nañ ci am xel mu dal nañ ci am xel mu dal bañ cee am benn pression ndax li leer ba leer mooy yàlla pare na bu yàgg waaye lii commencé feeñ ñu di ko wone ñun ñëpp xam nañ ndam li fan la féete la victoire est entre nos mains ma ne victoire bi ci ku mu neex ak ku mu naqari xam nga ni mi ngi ci suñuy loxo li am solo nag ba am solo mooy dem làmb ja yóbbaale sa victoire ñu foqati ko ci yoon wi am na wala ngay sàggan ba waddal sa victoire mu tàbbi ci yeneen loxo am na kon li ma leen di ñaan di ko ñaan képp koo xamante ni moo bokk ci suñu coalition na nga sàmmonte d'abord ak sa xel sàmmonte ak sa jëmm sàmmonte ak sa ngor sàmmonte ak sa jom ba li nga xam ne suñu borom dénk nañu dara bañ ko yàq loolu laa leen di ñaan ndax kenn du dem di wuti nga tippoo ñàkk li ngay tippoo mooy am kon ñun li ñu tippoo mooy ndam li jël nañ ko waaye nag nañ dox ci fulla ak fayda ba li jot a dugg ci suñu loxo luñ ci téyee dootul rëcc loolu laa leen di ñaan kon toppante yenn yi kàddu yi yu tegginuwul yi yenn kàddu yu ñàkk yar yi ñàkk kersa ak loolu du suñu mbir yarewuñ ñu noonu buñ ci topp kenn parce que ñun askan wi dong moo ñu ñor ñoo ñu tax a jóg ñun xeexuñu kenn mbëkkante wuñoo kenn dañoo nekk ci suñu dëkk jor suñu baatu dëkk jox ko ay nit ñu yor ko te nañ ko yore gënaluñu gisuñu ci seen bopp ñu taxaw jóg fippu pour soppi li fi ne tey nag ñu nekk Mbawane damay lancer un appel à la jeunesse de Mbawane ñun wàccoo nañu ak yéen Abdoulaye Gueye bu ñëwee taxaw ñu ne nañ ko investir pour bu ñu gagné élection yi mu nekk le premier adjoint au maire pour représenter Mbawane et la commune de Kayar dans le bureau municipal. Je pense que ñun maanaam considération mënut a weesu loolu pour le moment parce que ku ne xam na ni kii waxuma la maire mais mën naa dem sax ba doon député wala ministre parce que njàngam may na ko c'est un professeur il a les compétences avérées pour servir ci niveau yoo xamante ne niveau yu kawe la te su boobaa suñu ndam lay doon suñu fierté lay doon ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ko yàlla defal appel bi may lancé nag mooy je prends l'exemple de Kër Abdou Ndoye parce que Kër Abdou Ndoye il faut ñu koy citer bu ngeen xoolee depuis que les élections commencé di xeeñ nit ñi di jóg Kër Abdou Ndoye moo nekk le centre des opérations électorales et des opérations politiques loolu nag dafa am lu ko waral li ko waral mooy d'abord Kër Abdou Ndoye dañu initier une idéologie nouvelle mooy Kër Abdou Ndoye la bokk révolution mënta gën a leer loolu Kër Abdou Ndoye dañoo jóg taxaw def seen prise de conscience xam ne il faut que la jeunesse jël affaire yi en main jóg dëggal seen bopp buum yi ñu taxaw yi ñu laxasoon ci xel yi tënk xelu nit ñi ñu jóg taxaw dagg ko ak seen fulla ak fayda aujourd'hui boo demee Kër Abdou Ndoye dafa am une diversité
ci champ politique bi ñii far fii ñii far fee ñii far fee kenn ku nekk nga am sañ-sañu def ko parce que da nga am liberté d'esprit am liberté d'expression am liberté de faire ton choix personnel. loolu moo waral tey ku jóg foofu ngay jawali ñun fa lañ tàmbalee ñeneen ñi aussi fa lañ tàmbalee te samp nañ fa seen tànk kon animation politique bi am foofu loolu moo ko indi. donc aujourd'hui tey su may lancer appel la jeunesse de Mbawane foofu laa leen di woo il est temps dafa jot parce que mag ñi def nañ li leen waroon seen wàll jeex na. il faut que la jeunesse accepte de se lever et d'être responsable d'être conséquent par rapport à eux-mêmes nañ jóg taxaw xam ne la liberté nit ki daf ci war a am jouissance nga am sa conscience di xalaat li nga xam ne baaxul nga am sañ-sañu taxaw ni lii baaxul bul am kersa wala nga rus nit ba gis lu bon ne lii bonul wala lii baax na du ma si jàpp liñ leen di woo mooy jóg leen Ablaye wane na yoon wi woo na leen ne leen kaay leen ñu ànd kaay leen ngeen ànd ak moom gunge ko su Ablaye defee lu dul noonu ngeen ne ko lii ànduñu si su defee loo xamante ni baax na ngeen taxaw ànd ak moom dëggal ko bu ñu yaakaaree ni nag waa Mbambilor wala waa Dakar ñooy ñëw fi diñ ko defaral on se trompe lourdement il faut que ñu delloo si suñuy xel jóg leen ngeen jël seen dëkk ngeen defaral ko seen bopp li ngeen di xaar keneen ñëw defaral leen ko ngeen koy tudde ay final wala leneen am ngeen doomi dëkk yu ngeen war a tudde ay parrainage ñu leen koy defaral ci ni anam bi gën a baax donc il faut arrêter ngeen di xalaat ni da ngeen a war a génn feneen di wuti leneen arrêter leen loolu kër Abdou Ndoye ku fi ëpp xam-xam Ablaye Gueye amu fi am ngeen ay doomu dëkk ku mel ni Abdou Ndoye sunu papa sunu doomu papa Mandir Ndoye c'est un gosse qui est réfléchi il est intelligent il a am na matière xool leen nan ngeen di organiser woo ngeen ànd ak Ablaye dëggal seen bopp ñu gagné élection yi teg fi équipe boo xamante ne bi Kayar képp dinañ ci gis seen bopp. C'est cet appel-là que je vais lancer pour vous d'abord ci loolu ñu woo leen lii seen njàmbat on a les moyens de tout changer amul lenn lu ñuy jëndi nous avons les ressources qu'il faut su fekkee li ñu am dafa manqué xam nañu fan la ñuy jaar ak yan buntu la ñuy tapé pour combler le gap. Ablaye nunu amuñu droit dem di abbi fenn lenn wala ñuy lebi fenn dara Kayar dafa regorger de beaucoup de potentialités ñun ñëpp xam nañ loolu. Pourquoi donc ñuy toog di xaar di des ginnaaw ñi fi nekk sikkuñu leen seen xam-xam fi mu yam fa lañ mën a yam def nañ seen kéemtalaay kattan fii lañ mën a yam ils ont montré leurs limites il faut qu'ils acceptent maintenant de donner le relais de jox keneen flambeau bi mu porter ko pour assurer le développement de cette commune là. Kayar a suffisamment accusé de retard te retard bi dafa doy il faut que les populations se lèvent nañ jóg parce que niveau bii ñuy dundee mérité wuñ ko on mérite plus que ça il faut que les gens ñu acceptent dëgg. Kayar niveau ba mu war a toll ñi ko fi war a yóbbu nekkuñu fi du ñii ma gis il faut qu'il accepte que ñoom fii la ñu mën a yem te Kayar mérité na dem ci niveau yu gën a kawe ñun ñii fi nekk nag di doomi Kayar on a les possibilités il faut que ñu wóolu ñu jox ñu confiance ñu jël dëkk bi fi mu nekk yóbbu ko ci niveau boo xamante ni Kayar gépp nañ ci gis seen bopp. on ne peut plus accepter que nos populations nos braves femmes di jël suñu doom di leen yóbbu beer ñuy faju loolu c'est humiliant c'est une humiliation pour Kayar loolu pourquoi ñu koy accepter xale yi kenn taxawu leen sport bi nous avons am nañ ay championnes d'Afrique nekk suñuy ambassadeur ak ay ambassadrices te kenn déggu leen fenn amul benn gëdd bu ñu leen jox te yeneen dëkk yi boo demee seen i doom dañ leen di traité jox leen traitement bi ñu mérité loolu yëpp ci cuune la bokk te am nañ possibilité pour changer tout cela il faut que donc qu'on saisisse cette opportunité là tey jii am nañ occasion pour changer li fi nekk teg fi li ñu bëgg mu jëme ñu kanam bu ñu rëccee on va encore souffrir pendant 5 ans toog ci taatu garab yi ak ci taatu gaal yi ak ci biir tool yi di ñaxtu te li ñuy ñaxtu ñoo ko teg suñu bopp. donc appel boobu laa leen di lancer yéen waa Mbawane vous êtes des jeunes intelligents jàng ngeen am ngeen xam-xam te ay jàmbaar ngeen góorgóorlu ngeen jël seen destin en main wóolu Ablaye Gueye jiital ko ñu ànd ak moom soppi commune bi. beneen bi may wax mooy élection yi dafa am enjeu bu doy waar il faut que nit ñi xam ko bu leen ko jàppee élection locale kese parce que li nekk ci réew mi muy régime mu Macky Sall régime la boo xamante ni li mu yàq ci réew mi duñ ko xam tant que jógewu fi li leer ba leer mooy élection yi bu ñu sàgganee ba waa pouvoir bi gagné ko c'est juste permettre à Macky Sall de faire un 3e mandat qui sera un mandat de trop li war na kenn ku nekk ci ñun muy sénégalais nga jóg taxaw élection yi def ci sa kéemtalaay kattan pour empêcher à Macky Sall de faire un 3e mandat c'est ça le combat
l'enjeu du ay enjeu élection locale fal maire fal adjoint non ça dépasse niveau boobu dépassé na ko donc enjeu bi foofu la nekk il faut qu'on soit responsable il faut qu'on soit conséquent par rapport à nous ñu xam ne kenn ku nekk da nga am responsabilité ci dëkk bi ni muy doxee nga jël sa yatu xeexukaay bi xam ngeen ko duma leen ko jàngal bis bu ñu demee le 23 juin au soir heure bi fekk na ñu ngay jubilé suñuy jigéen di kontaan ñu xam ne am nañ la victoire on a l'occasion de changer les destinées am nañ occasion changer suñu dundinu askan am nañ occasion changer suñu njàngi doom am nañ occasion changer suñu wérgu yaram ni ñu koy sàmmee am nañ occasion changer suñu économie locale u réew ni ñu koy yoree mooy suñu koom-koom nan lañ koy ñoŋale donc may wax ni mën nañ fee nekk di wax fi ba suba wax ji bu bëree du doy mais dañu ñëwoon tey Mbawane pour sargal si suñu frère muy monsieur le maire Ablaye Gueye mate na ko doon ku ñu wóolu doon ku ñu jox cër jox ko gëdd te mérité na ko kon aujourd'hui li ñuy ñaan Mbawane mooy waa Kayar bu ñu jël seen doom fonk ko teg ko ci kanam ngeen koy ginnaawal waa kër Abdou Ndoye bu ñu jël seen doom teg ko ci kanam ngeen koy ginnaawal ñun Ablaye Gueye fii la dëkk Mbawane la dëkk lu daal ci ñoom yéen a koy njëkk a yëg balaa ñu ko yëg waa Diamaguène ñëw nañ waa Njoxom ñëw nañ kon waa Mbawane bu leen des ginnaaw ci xare bi affaire bi Ablaye Gueye la yàlla nañu yàlla jàppale yàlla na sama borom may ñu ndam lu sedd guyu ndam loo xamante ni dina jariñ askanu Kayar gépp ñun amuñu xàjj ak seen en tout cas pare nañu jël nañ engagement pour doon seeni surga pour jaamu seen bëgg-bëgg jaamu li ngeen soxla ci dëkk bi ñu defal leen ko suñu cadre de vie mën a amélioré wu ci loolu rek la ñuy woote kenn ku nekk ci ñun mën na koo jiite mais yàlla dogal na ñun ñett ñi lañ jiital ci kanam il faut ñu am conscience xam ne ñun ay surga lañu te yéenay suñuy njaatige ñu jaamu seen soxla jaamu seen askan ba Kayar jëm ci kanam loolu lañ doon wax ngeen baal ma tey vraiment discours bi nii rek la mënoon demee parce que dama wax rek mënoon naaj sax bañ a wax parce que tey Ablaye la bu ñu demee suba kër Abdou Ndoye suñu jigéen bii la ku ko dégg li mu waxee sax nga xam ne am na lu nekk ci boppam te waa kër Abdou Ndoye dañ ko yónni yàkkamti ko donc sala loolu na nga ko def ci sa bopp te yow yaay meeru jigéen ñi di meeru xale yi kon bul des ginnaaw jox nañ la cër jox nañ la considération dëggalal sa bopp affaire bi amul pression amul benn pression bu kenn am jaaxle na ñëpp dem ak xel mu dal parce que suñu borom ànd naa ñun te lii ñuy wuti am nañ ci fit amuñu ci lenn lu ñuy ragal duñ dellu ginnaaw incha allah ba le 23 ñu àndandoo dem ca mairie Kayar représenté ko dignement avec honneur loolu lañ leen di ñaan jërë ngeen jëf. jërëjëf tey war nga gëm ne ñu góor gi dañuy ci ngoy sa wax ju dëppoon nag say jëf lay dolli ñoo sa wax ju dëppoon nag say jëf góor gi wàccoo nga ñun góor gi yéex nañu ca jot góor gi dolli ñu naan mag la manul waxtu yàqu la mu ngi def lu ndaw li manul mag ay mata bàyyi ci réewoo góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu dañ ko daan di nga naan góor gi nitu ay la mu ñëw di fay ay ak a jéggalaat Darfour Guinée Bissau Madagascar Côte d'Ivoire ba Casamance adduna bi yëpp jóg di seede laay futu jàmmam UNESCO woolu ko mu ñëw sargal ko prix Houphouët-Boigny bi firndeel ko góor gi yéex nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu yitte dafa métti te nitu tey yàkkamti nen doo ko jëriñoo mukk te tojuloo ko